rafetlu ànd beeg programme mu ITV midi dem ba tekk ñeent fukki simili ak juróom dal leen jàmm ci jotaayu njoloor si li ci gën a fës bokk na si football jongante xarito diggante Sénégal ak Brésil jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu match baa ngay woy Brésil nag amagum ndam benn bal ci dara la dugal gannaaw nag juróom-ñetti simili bi ñu tàmbalee bi la jongante ñuy amalee ca Singapour. Parti socialiste am njiit lu yees Aminata Mbengue Ndiaye wuutu Ousmane Tanor Dieng mi génn àdduna fi lekk ñuy amal congrès dogal gi daanu gannaaw ndajeb secrétariat exécutif ci àllarba démb gi. leneen lu ñuy waxtaanee di daara ju kawe ji tàmbale soppi xar kanam daara ji ñu dippee Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru loolee nag ay ndaw ñoom nag di ay artistes di fa amal ay nataal ngir rafetal bërëb ba daañu fa amal ab doxantu ci biir jotaayu xibaar yi ci ponk gu mujj gi daañu àddu ak ànd ak Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéenekaay yi xëy fësal tey ci alxames gi yemoo ko fukki fan ci weeru octobre atum 2019 mbokk yi bisimila ci jotaayu njolloor si ngook gannaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañu koy dooree ak tàggat yaram jongante xarito bi dox ci diggante Sénégal ak Brésil kon jongante gi nag ma ngay woy jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu Brésil nag moo amagum ndam ci kaw Sénégal benn bal ci dara bi juróom-ñetti simili jotee ci jongante gi nga xam ne tàmbali nañ ko bi midi jotee ca Singapour gannaaw Sénégal nag Brésil fas yéene na janook ak waa Nigéria kon ñu jàpp ko ci fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2019 ci fàttali nag équipe bu Brésil benn équipe bu Dendo Afrique moo ko mës a daan Cameroun la moom moo mës a daan équipe bu Brésil ñu xuus ba tey ci xibaar yi waxtaanee wàllum tàggat yaram ak kenn ci gaynde yu Sénégal di Sadio Mané moom nag démb jot naa àddu ci li nga xam ne nag mooy gañu ko génne woon ci fukk ak benn footballkat yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci àdduna gi ñu daal di koy woowee the best moom Sadio Mané nag la mu xamle moo di mbir mi yëngalu ko ndax moom nag mbébétam mooy dak ci ëllëg mu daal di am ab jéego kon Sadio Mané dañu koy teewlu ak suñu envoyé spécial ca Singapour Sékou Seydi. Pour moi, le plus important, c'est de se donner à fond tous les jours. man xale laa rek war naa yokk liggéey mu nekk ci match amical wala mu nekk sax ci biir terrain bi lu mu mënti doon entraînement ak fépp dama war a gën a wane sama bopp gën a def loo xam ne mën naa ko la ca des nag yéen yaa leen di xool rek yéen yaa leen di def seen appréciation waaye man moom lan laa jàpp mooy dama war a gën a joxe gën a def lépp lu ma mën ngir servir sama nation. De juger et bien sûr les compliments je les prends et je continue à bosser encore. xibaar bu ñu dab di Sénégal nag daal dinay dugal moom itam benn bal ci jongante bi nga xam ne moo jëm jongante xaritoo diggante mag Brésil kon ñoom ñaar ñëpp dañoo daal di témboo jamono ji ku ci ne dugal na sa morom benn balu Sénégal bi nag du but bi Famara Diédhiou moo ko dugal gannaaw penalty kon toppandiko xibaar bi nga xam ne moo jëm ci bile jongante Sénégal ak Brésil laata xibaar yi di buur ñu waxtaanee beneen xibaar bi la yoon wàllum politique ak Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne tabb nañ ko ngir mu jiite parti socialiste gannaaw génnuk àdduna ki nga xam ne moo di Ousmane Tanor Dieng démb nag la ñu daal di jël bile dogal moom Aminata Mbengue Ndiaye jamono ji nag moo nekk ci njiitalu bile parti gannaaw nag juróom-benn fukk ak juróom-ñetteelu session bi nga xam ne doon nañ ko amal ca maison du parti Léopold Sédar Senghor ca Colobane kàdduk Aminata Mbengue Ndiaye dañu koy teewlu ak Cheikh Diop. Ousmane Tanor dafa nekk vraiment une particularité pour le parti socialiste mu liggéey fi tamit loo nga xam ni kenn mënatu koo fay ci këru àddina waaye nag li ñu ko mën a faye mooy ñu ànd nekk benn liggéey li nga xam ne bàyyi woon na ko fi fa mu toog mu ñuy seen ni ak ñii kat ngor ga ma leen bàyyeeloon taxawu ba ma leen bàyyeeloon pour le parti socialiste ña nga ca ba léegi loolu moo tax ñu ni woon tey ñu daje pour waxtaan ginnaaw bi ñu leen ñaanalee ñu delluwaat ci sunu programme politique delluwaat ci li nga xam ne moom la ñu war a def mais sunu première activité bi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg a def tey mooy nan la ñuy rendre hommage Ousmane Tanor Dieng ginnaaw bi nga xamante ni réew mi ak àddina bi yépp rendre nañu hommage Ousmane Tanor Dieng.
wàllum finance islamique di ponk bañ doon waxtaanee ci ab lël boo xamante ne ubbi nañ ko démb ca hôtel King Fahd Palace loole nag li ko sabab moo di xool nees def ba gën a ñoŋal dundinu doomi aadama yi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw loole nag nañ doon waxtaanee ci bile ndaje ci teewaayu suñu reporter Aliou Guèye. mu nekkoon rencontre waxtaan ak sottante xalaat lépp jëm ci microfinance islamique bànqaas bii di Promise bëgg a jàppale askan wi ci wàllu woowee. alors kii di microfinance islamique dafa am jumtukaay maanaam tool bi nga xamante ne fa la microfinance islamique war a béy pour loolu nag li nga xam ne mooy def écosystème bi muy ñi nga xam ne ñëpp ñoo war a dugal seen loxo pour que microfinance islamique mën a jëriñ population sénégalaise yi dafa am bànqaas boo xamante ni moom la ñuy wax la haute autorité du waqf. haute autorité di waaf ci wàllu financement islamique boobee bëgg na ci jàppale néew di doole yi. li ñuy tuddee waqf ak microfinance islamique ñoom ñaar ñoo bokk li ñuy tuddee finance sociale islamique mooy finance bi nga xam ne dafa sukkandikoo ci finance islamique mais dafa jëm lu ko tax a jóg rek mooy jàppale askan bi jàppale leen pour ñu mën a en tout cas demal seen bopp ñu mën a en tout cas améliorer seen condition. ñoom waa waaf di wax rek ni mbir mile l'islam moo ko digle. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax moo ko digle mu ñaax ci jullit yi pour ñu def ko mais ñu dem ci évolution société yi ba nga xam ne wax fii lu bëri ci wàllu lu jëm ci wàllu jàng lu jëm ci wàllu santé lu jëm ci nit lu mu war a yëngatu wala lu jëm daal lépp ci soxla nit ba ci wàllu religion wax fii dañ ci doon dugal seen loxo bu baax a baax a baax. jàppale askan wi moo leen tax a jug rawatina néew di doole yi lépp ci mbirum financement islamique waa Promise nara lëkkaloog waa waaf ngir jàppale ñoom ñile. Renofus di kuréel gi nga xam ne moom moo njaboote ay organisation yu yëngu ci wàllum ajik màkka gi ak umra ñoom nag ñoo doon amal ab janook taskatu xibaar yi démb la ko sabab nag moo di dañoo bëgg li nga xam ne moo di commission bi ñu dénk wàllum lu jëm ci wàllum aji màkka gi bépp dogal bu ñu jël ñu daal di leen boole ci waxtaan yi ñoom nag la ñu jàpp nag waa Renofus moo di ñoom bile kuréel nag dañ leen fàtte ci dogal yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci wàllum aji màkka gi waral nag ñu janook taskatu xibaar yi démb ci teewaayu Cheikh Hassana Fall. voyagiste yi nekk ci privé bi ñoom te ñuy jël lu ëpp ci pèlerins yi ti leen yóbbu fële ca Màkka ñoom dañoo ngi sàkku ci délégation générale ñu gën leen mën a dugal ci lépp lu jëm ci organisation yile ngir ñoom ñu mën am rendement bu gën a jekk te gën a baax ñoom ñoo ngi sàkku ci waa délégation bi ñu gën leen ubbil seeni buntu. comme ni waxee rek mooy que regroupement yi ñu xoolaat ko pour que regroupement yi nekk ay regroupement yoo xam ne ay regroupement yu homogène la yoo xam ne nit ñi duñ am benn problème pour que aussi mission d'évaluation bi ñu ciy boole privé bi parce que ñu tamit on a notre mot à dire parce que ñooy convoyé 11 000 pèlerins sur les 13 000 kooku donc ñun am na suñu mot à dire donc ñuy demander que mission boobu ñun ciy boole. délégation bi comme organisation ya nekk ci privé bi ñoom nekk ay partenaires yoo xam ne dañoo war a gën a lënkoo ngir mën a doxal lépp lu jëm ci mbiru aj bi te loolee su amee pèlerin sénégalais bi moo ciy am ndam rek. mun def dara sans la délégation xam nga délégation mooy jël mesures yi délégation ci moom les mesures yi ñëw li na war a appliquer ci moom lay ñëw moo lay wax lan la ñuy appliquer donc délégation il faut ñu waxtaan ak moom mais nan waxtaan ak moom en toute responsabilité. que mu nekk du côté de la délégation que mu nekk du côté des privés. suñu souci permanent délégation comme organisation privée mooy organiser aj goo xam ne gu mucc ayib la pour que aj gu Sénégal gën a continuer di nekk modèle dans la sous-région. ci ab réunion d'évaluation bu ñu doon def voyagiste privé yi ak délégation générale bi ñoom waxandoo nañ ci benn kàddu wane bilan boo xam ne jekk na loolu ci aj 2019 bi lee. Cheikh Hassana Fall ci lu ñeel nag kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko fi doon yëkkati jëm ci at yi nga xam ne ujaaj bi war na ko mën a am ba mën a dem ca Makkatal Mukarrama ki nga xam ne nag moo di colonel Mouhamed Diong moom nag daal na cay addu la mu xam ne nag moo di li mel nag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ñoo ci war a mën a bàyyi xel ba xam nag at bi war nañ cee def ab loolee nag colonel Mouhamed Diong daal na cay addu ci micro Cheikh Hassana Fall. Encore une fois mooy li ma la wax problème âge bi ça ne se pose pas parce que âge dépend aptitude dépend ci âge
aptitude dépendre ci âge da nga gis mag moo xam ni moo mag bu âgé boo xam ne moo gën a aptitude de xale bu ndaw bi donc dégg nga âge bi vraiment dégg nga c'est pas l'essentiel lii essentiel mooy que service médical bi nañu jouer leur jeu di déclarer apte ki nga xam ne apte na ko aptul nag buñ ko déclarer apte. mu nekkoon kàddu ko colonel Moustapha Diong doon addu itam ci at yi nga xam ne kii di ujaaj bi war na ko mën a am ba mën a dem ca Makka ci micro Cheikh Hassana Fall. leneen lu ñuy waxtaanee nag di nag li nga xam ne moo jëm ci avion bu Ethiopian Airlines gannaaw nag accident bi nga xam ne xaw tuut nag bile avion daal di koy accidenté fii ci aéroport bu Ndakaaru kon Blaise Diagne loolee nag waral nag ñi nga xam ne ñoo di njiit yi daal dinay dalal xel yi jamono ji ñu xam ne moo di ab l'enquête ubbi nañ ko ci li ni mel nag waaye nag njiit la mu xam ne itam moo di kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci avion bu Ethiopian Airlines jamono ji kàddu yooyu nag dara wéru si dañ ci ànd ak Isidore Alexandre Sène. bi incident bi di am amoon na juróom-ñeent fukki passager ci Boeing 767 bokk ci compagnie Ethiopian Airlines kilifa bi ngànk aéroport bi di ñëwaat ci li xew démb. waaw benn avion la bu ñu wax bu xam ne Éthiopienne moo ko moom mu doon dem mu am problème technique ci moteur bi jël safara mu dem defaat procédure am ñibbi ci wàcc en toute sécurité pompiers yi nga xam ne seen liggéey loolu la pour fay safara lu jëm ci aviation ñu def seen liggéey. jamono ji kenn mënagul wax li waral li ni mel waaye nag ubbi nañu ab l'enquête. léegi nag mënuñu ci sori parce que loolu bu amee. day am enquête bi dafay continuer ñun loolu moo tax ñun foofu la ñu mën a yem mënuñu ci sori. directeur des transports aériens moom jàpp na ne kaaraange li nga xam ne moo di plateforme aéroportuaire bi ñi di kilifa yi dañ cee taxaw bu baax a baax. Dans notre secteur, danger ne rime pas avec sécurité. si suñu secteur danger ak lépp lu jëm ci wàllum kaaraange dafa nekk lu am solo. De prévenir ou d'écarter tous les risques. te risque mënu ci ñàkk bañ a am risque kay mooy avion yi bañ a daw te loolu xalaatuñ ci benn yoon. Ce qui est inimaginable. fàggandiku lu ñu war a def la saa su nekk. Nous concentrer sur la manière d'unir nos efforts. diirub benn ayu bés Walim ak AIBD Soumadé taxawal nañu waxtaan yu am solo dem ci sécurité aéroportuaire ci ayu bés boobule agent aéroport bi ak askan wi nga xam ne de ñoom ñoo wër aéroport bi sottante nañu xalaat ci kaaraange googee ndax jàpp nañ ne loolu rek moom moo mën a tax lii di aéroport international Blaise Diagne am performance yi nga xam ne de moom lañ ci xaarandi. Isidore Alexandre Sène doomi aadama yi nga xam ne ñoo nekkoon ci bile avion bu Ethiopian Airlines ñoom nag soxla nañu taxawu ci seen wàllum wér-gu-yaram rawatina lu jëm ci seen wàllum xel loole nag di kàddu ki nga xam ne moo di docteur Momar Gueye moom nag xam-xamam màcc na ci wàllum xel ñu koy woowee psychiatre moom nag dafa dem à la traite muy dellu si waat ci taxaw gi nga xam ne yi la doomi aadama soxla nañ ko ci jamono ji ñu teewlu ko ak Moustapha Gabar Diop. nekkoon psychiatre ci ay jamono docteur Momar Gueye di fàttaliku ba mu mel ni tey ndimbal ak dalal ga mu indiloon woylooru yowoon ca bateau le Joola ak seen jegeñaale ci atum 2002. ñun du traitement ak ay garab la ñuy joxe yenn saa yi mën nañ joxe tuuti garab bu dee borom mënul nelaw wala yooyu wante li ci gën a am solo moo di nga fexe ba ki nga xam ne kii moo dund. loolu ñu naan jéeya la catastrophe bu mag a mag nga xam ni dem na ba yaakaar ni peut-être àddunaam jeex na day dee kooku vraiment il faudrait que mu mun a am ñu ko déglu mu mun a wax li nga xam ni moom la yëg te loolu dina ko dimbali. ndimbal gu ni mel ngir ñi duggoon ci roplaan Ethiopian Airlines bi jëmoon Dakar Addis Abeba te xawoon a daanu ginnaaw bi mu jugee ci aéroport Blaise Diagne ci talaata ji. parce que gaañu psychologique du loo xam da nga ciy teg sa bët gis ko wante ñëpp xam nañ ni bu dee dugg nga ci avion bi am jafe-jafe ba ñu annoncé que di nga tiit bu nga xam da ngay yaakaar ni yow sa àdduna jeex na te ko ku mu dal rek war nañ la dimbali jàppale la créer benn structure médico-psychologique yaakaar naa ni sax def nañ ko waaw parce que defe naa loolu lu war a am la. nit yi nga xamante ne seen benn tànk daanaka demoon na yowmel xiyaam dañu soxla taxaw gu mat
ngir mën a génn ci traumatisme boobu ñu nekk. que lu am solo la bu ñu ko defulee bu yàggee mun na sax indi yeneen façon feebar yu xam day doon feebaru xel ñi di ko wax état de stress post-traumatique maanaam day nekk ci xelam ba nga xam ni du mun nelaw guddi te xam nga boo nelawal guddi lu yàgg rek da ngay daal di jaxasoo nit ki day jaxasoo dootul ànd ak xelam dañ naan ki àndul ak sagoom. ci ñi foog ni psychologie mbirum nasaraan la docteur bi di tontu weesu na ko cosaan la te lu war la li ëpp solo mooy ñu fexe ba faxas lu metti loolee ñu dund. Moustapha Gabar Diop ñu wutali ca Fuladu waxtaanee ndaw yi nga xam ne dañ doon jël gaal yi ngir wutali biti réew ñoom ñooñu nag dafa mel ni lim bi wàññeeku na bu baax a baax yile ndaw nag jamono ji lañu taamu mu di sóob seen loxo ci mbay meek càmm gi ngir di ci gis seen bopp bu baax waaye nag la leen gàllankoor moo di nag jot ca na mu waree ci suuf si waaye itam li nga xam ne moo di ñam ya ñuy jox lii di jur gi loole nag waral ñu fekk fa suñu ndaw ba fa ca diwaanu Kolda Seydou Diatta. fii ci gox bi nekk diggante département bu Kolda ak bu Vélingara ndaw yi commencé nañu gëm ne teranga nekkul rekk tuggal mun nga toog fii liggéey tekki wàllu mbay mi élevage ak maraîchage nekk na ci lu ñuy faral di yëngu. góor yàlla da nga war a liggéey ñun surtout ñun jeunes yi dañu war a liggéey suñu dëkk balaa ñuy dem di liggéey dëkk jàmbur ñu liggéey suñu dëkk am nañu ressources yi am nañu moyen bu ñu amee moyen mun nañ liggéey suñu dëkk fekk demuñu fenn. ci dëkk bi ci àdduna bi munoo toog nga ne yow mu amoo liggéey xanaa nga bañ ko lépp loo gis liggéey la boo defee jardin bisaab liggéey la nga def jardin kànja liggéey la lii nii liggéey la comme ñëpp même bu fekkente ne munoo ko lekk mun nga ko liggéey nga koy jaaya nga koy jëfandikoo. sama kaani baa ngi nii li ngeen gis ni si mois de juillet bi laa ko jëmbat le 18 juillet laa ko jëmbat fu mu ne ñoo ngi jaay kilo 2000 client ñu fi ñooy Guinée Bissau la ñuy jógee ñoo jël suñuy produit doon ci suturlu bu baax a baax ga waaye jafe-jafe yaa ngi fii ba tey. puisque xam nga pour am aliment yi dafa jafe fii balaa ngay jënd aliment da ngay dem ba Kolda parce que nga mun a am aliment wala ay vaccin yi nga ay traitement yi ngay war a def ci ginaar yi. fii nii pour ñu am aliment dañuy obligé dëbb ceeb pour ñu jël son bi ñu mun leen alimenter son bi kese mun leen alimenter xool ne nu mu mel. saafara dikkagul waaye yaakaar am na ginnaaw intervention kuréel bi di IMCA ci gox bi. programme entrepreneur agricole bi fii si Ziguinchor Sédhiou ak Kolda Casamance donc loolu moo ñu fi indi tey pour xool ndaw ñi jigéen ñi ak góor ñi am fukki at ak ñeent ba fanweeri at ak juróom si lan la ñuy yëngu ak lan mooy seen jafe-jafe moo tax tey jii ñu am ñoo xamante ne ñu ngi ñuy jàppale pour ñu mën a liggéey ak ndaw ñi yokk seen doole. ci fàttali tund wi ñàkk na lu bari ci ay doomam diggante Sahara ak Méditerranée mbégte la tey ñu gis ndaw yi soobuwaat ci liggéey fas yéene tekki fii. ñu àddu ci tout tànk yi nga xam ne amoon nañu mbébét jële leen ci mbedd yu ndakaaru yi liggéey bi nag ba tey di jànkonteel yi jafe-jafe loolee nag di kàddu préfet bu ndakaaru moom moomee nag yëkkati yile kàddu gannaaw ba mu doon teewee ab ndar képp ba ñu doon ndar képp ndaje bi ñu ubbi woon di ab lal jagleel ko ñi nga xam ne moo di sëriñu daara gi Alioune Badara Samb nag la mu xamle ma ngay dalal xel yi ne liggéey bi nag daañu ko tàmbaliwaat waaye itam ñetteeli phase bi gën cee waxtaan nag ak ñi nga xam ne ñoom la mbir mi laal préfet bu Ndakaaru dañu koy teewlu ak Papa Alioune Sarr. wax nga ko sànq ci sa laaju nasaraan nit ñi wax nañ ko sax ci dialogue national c'est li ci neex mooy ci ay làmmiñu kilifa diine la jógee maintenant liggéey boobu nag du liggéey boo xam dañ koy def ci rapidité maanaam ci yàkkamti bañ ko waxee président de la joxe instruction commencé nañ ci réflexion bi bokk na ci am cartographie xam ñan la ñu fi nekk fu ñu jógee lan moo leen tax a jóg parce que la koy saafara dëggantaan du action wu doole kese du action wu répression mais bokk na ci action wu sensibilisation action wu sax économique parce que bu état bi di def ay action économique dans certaines zones fexe ba koom-koom gi yëngatu foofu yeneen dégg démb ñuy waxee DER ñooñu jox ay xaalis bu ñu liggéey loolu day tax nit ñi daan jóge foofu di ñëw di def li ñu tuddee exode rural wàññeeku donc day laaj daal benn perception holistique maanaam loo xam ni taal bu tëdd tàkk côté bu ne ñu koy uppee action yooyu yëpp bu àndee mooy tax mu daal di sottal ba li ñuy gis ci mbedd yi mën a wàññeeku bu baax. am na aaday cosaan ak aspect culturel loolu aussi perception bu am solo parce que mbir boo koy yëkkati ki ko defal nit tubaab moo ne booy def mbir pour nit sa defoo ko ak moom dafa mel ni contre moom nga koy def
donc bokk na ci stratégie ñu waxtaan ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy les principaux intéressés ànd ak ñoom tey boo xoolee démb ak tey gis nga fi ay maître coranique ay jàngalekat alxuraan ay boroomi daara yoo xam ne ñoom ñëpp ànd nañ ci mbir mi ñoo ngi commencé maintenant dañ koy def nag tenkam à pas sûr ba nga xam ni dañuy leer li ñuy def daan ko réussir loolu yaakaar naa yéen ñi nga xam ne sax yéenay taskatu xibaar yi am ngeen ci wàllu am solo parce que loo xam dafa doon culturel éducation sensibilisation répression mooy la mujj donc loolu également doon nay aspect en tout cas au niveau du CDPE de Dakar ñoo ngi ciy liggéey calmement sans trop de tambour ni de trompette essayer ba nga xam ni résultat yi ñuy yaakaar ci wàllu protection de l'enfant de manière générale parce que du xale yooyu kese c'est pas question de talibé mais c'est tous les enfants dans la rue donc ciblé wuñu kii wala keneen parce que bari na ñoo xam ne nekkuñu ci ay daara wala yeneen mais c'est des enfants qui sont en rupture maanaam dañoo xaw a sori seen i njaboot boo demee mooy li ñu tuddee phénomène fàqmaan loolu nag bu ñu koy régler dafa doon une stratégie globale boo xam mooy mën a saafara mbir mi en tout cas ñoo ngi ciy liggéey bu baax. jom ak fulla ak itam gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat yi ñu gën a dogu ci seen liggéey di nag ponk ya ñu doon waxtaanee ci ab ndaje boo xamante ne itam ndar képp nañ ko démb mu di ndaje fukki fan ak ñaar boo xam ne ñu ngi ko amal ci teewaayu joorim bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum fonction publique Mariama Sarr loolee nag la ñu fa daal di waxtaanee mu daal di xam ne nag ndaje bi dafa yegsi ci waxtu ba ñu ko doon xaaree ci biir fonction publique suñu ndaw ba fa teewoon Mamadou Bipa Sissoko dañ ci dellusiwaat du ñàkk ci suñu yeneen i jotaayu xibaar kon dañuy daal di xuus ci xibaar yi ubbi ñaareelu pàcc gi. xibaar yi biti réew lay doon ca Bénin lañu koy dooree ak ubbiteb tey jii li nga xam ne moo di waxtaan nga ñu doon jagleel wàllum dialogue politique kon ca palais congrès bu Cotonou la ñu daal di amalee yile waxtaan ubbi nañ ko nag nga xam ne kii di njiitu réew ma Patrice Talon moo ko daal di sàkku woon li ni mel nag xew gannaaw nag ba ñu fa amalee ay jongante politique ñeel élection paluk ñi nga xam ne ñoo di penc ma ndaw ya fa nar a nekk loole nag ngir bi le jongante itam ñu amal ko ci ñàkk teewaayu kujjek politique bi kon ca beneen lañ fa mën a jàpp nag moo di jafe-jafe ci wàllum politique ñu ngi ko fay ràññee ba sax ay fitna daal di fay juddu ay doomi aadama di ñàkk seen bakken ci yooyu le fitna nga xam ne jot naa juddu ci réewu Bénin gannaaw Bénin ca Tunisie la ñu àddu jëmale ak waxtaan yi nga xam ne war naa dox ci diggante ñaari doomi aadama di ay candidat yoo xam ne ñoom nag ñooy jongante lu jëm ci wàllum élection paluk njiitu réew foofee nag ca réew Tunisie mu di nag waxtaan yoo xamante ne ñu ngi ko fas yéene jàllale ci télévision ba ñoom ñaari finaliste yi le bokk na ci nag ki nga xam ne moo di Nabil Karawi moom mi nga xam ne moom moo génn ci kaso bi démb ak it ki nga xam ne mooy université bi di Kayis Sayed moom nag moom itam fas yéene amal yile waxtaan kon ëllëg ci aljuma ji lay doon ci ngoon mu doon nag gulet foofee nag ca réew Tunisie kon lu toll nag ci juróom-ñaari million ci ay électeurs ñoom nag ñu ngi leen di xaarandi ci dibeer gi ngir ñu amal li nga xam ne moo di vote bi foofee nag ci diggante ki nga xam ne moo di Nabil Karawi ak kii di Kayid Sayed. na ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi daara ju kawe gi ñu dippee Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru tàmbalee soppi xar kanam la ko waral nag moo di ay ndaw di ay artiste nam nag ñoom ñoo dem foofee nag daal di fay amal ay nataal ngir gën a yàññal bile bërëb ñoom ñooñee nag daal di sóob seen loxo ci liggéey gi nga xam ne mooy jëmale kanam réewu Sénégal dañuy ci teewlu reportage bu Tidiane Cissé. ab dessin bu ngande bu Cheikh Anta Diop ak ay portrait Aline Sitoé Diatta Nelson Mandela wala sax Albert Einstein yi la liggéey ñu ngi koy def ci kanam université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir rafetal bërëb yi mu doon li nga xamante ne lu étudiants yi di rafetlu bu baax a baax. université Cheikh Anta Diop de vraiment moom macha allah instant bi moom niñ ko initiative bi ñu jël moom vraiment c'est bien rafet na torop te day séduire nit ñi sax pour ñu gën a poursuivre seen études am ambition daal ci li ñuy def. moo ñëw fekk université bi changé complètement parce que dañoo rénover lépp peinturaat ko lépp bees en plus image yu bees couloir yi territoire yi lépp lu bees
xanaa gisoo photo Cheikh Anta Diop bi si ginnaaw maa xool lépp mu mel ni tey lañ defa université bi léegi nekkaat lu bees daal. c'est la première fois ñuy gis lii nii bon université yàgg na ñun depuis 2015 ñu ngi université mais c'est la première fois ñuy gis lii nii man côté restauration bi laay wax tamit mu jéem cee taxaw bu baax a baax étudiants yi lekk-lekk bu baax waaw ñu xam ne ni étudiant du mbaam étudiant nit la mais dañoo war a respecter étudiants yi mais étudiants yoo xam ne dañuy tëdd si couloir yi xam nga mooy loolu xaw affaire yi métti na trop. dessin yi lée ndongo yi nekk école nationale des arts ñoo ko fi def ngir sargal ki nga xamante ne moom lañ tuddee institution bi muy Cheikh Anta Diop. message bu ñu bëggoon jàllale mooy yeewaat ndaw réew mi si liggéeyu Cheikh Anta Diop def surtout étudiants yi parce que ñu bëri ay étudiants lañu fii mais xamuñu kuy Cheikh Anta Diop. à l'extérieur ñooy ñëw fii wax la loo xam ne mooy Cheikh Anta Diop parce que Cheikh Anta Diop la tur fii la juddoo fii la deewee ça amul importance quoi en tant que personne c'est pas important mais lan la ñu jot a jàngal lan la ñu bàyyil fii héritage boobu moo waral ñu kii ko parce que ku fi dugg tey jii di nga questionné wu kan mooy Cheikh Anta Diop. bu atum 2019 jafe naa nga gis photo Cheikh Anta Diop ci kër gi nga xamante ni moom lañ ko tuddee ak yi la initiative étudiants yi di sàkku autorité yi pour ñu toppatoo liggéey yi le pour mu yàgg fi loolu. def Cheikh Anta Diop ab royukaay loole nag itam doon na loo xamante ne kon doon nañ ko waxtaane itam cëm ci jom ak fulla ak itam dogu ci liggéey ga ngay def di ponk bañ doon waxtaane ci ndajeb fonction publique di ndaje boo xamante ne ndajek fukki fan ak ñaar la woon ci teewaayu joriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum fonction publique Mariama Sarr la mu xam ne nag moo di waxtaan yi dafa yegsi ci waxtu ga ñu ko doon xaarande dañ cay teewlu Mamadou Bipa Sissoko. ci ambiance bu rëy la cérémonie clôture session 2018 formation ñii di soog a dugg fonction publique amee bii nag mooy bu njëkk te amaloon nañ ci formation militaire. placé sous la responsabilité de l'armée de terre. seen tàggat bii ñu dénkoon ñun waa l'armée bi jaar na ci yoon li tax nag ñu amaloon ko mooy bëggoon ñu yombal seen immersion ak seen njàng ndax loolu da ci am njariñ bu baax a baax. les objectifs pédagogiques fixés. formation bi jotoon am 26 septembre ba 8 octobre diggante Dakar Rufisque ak Thiès dina tax agent yi gën a xarañ ci seen liggéey. ces enseignements apprentissages au regard de leur importance. tàggat gi nag li weesu njëriñam dina tax tamit seen liggéey yomb ci biir fonction publique bi. te itam ngeen mën a def lépp luñ leen sant ñeel seen liggéey bi lee. à la hauteur des exigences du service public. kenn ci ñu ci bokk mu ngi rafetlu formation bi lee. formation bi d'abord ñaari session la woon donc premièrement dañu yóbbu donc au camp militaire de Thiès pour certains pour ñu subir fa benn formation militaire donc comme vous savez les militaires donc on hérite de la bonne conduite pour ñu inculquer ñu valeurs yooyu ensuite ñu ñëwaat sur Dakar pour 8 jours pour recevoir ay cours d'administration en général. li ñu fi jàng lépp lu ñu permettre ñu nekk ay agents yu baax. ci administration suñu dëkk parce que inculquer nañu ay valeurs xam nañu lu ñu war a taxawee ay valeurs morales civiques et bonne conduite donc pour ñu mën a doxal suñu métier ci différents postes de responsabilité yu nar a affecté. liggéeykat yu bees yi nag dinañ tàmbalee seen liggéey ci fan yi di ñëw. yegg si ci ponk bu mujj ci jotaayu xibaar yi li yéene kaay yi xëy fasal te ñu ànd ceeg Cheikh Sall. mbokk yi dal leen ak jàmm mbirum Lamine Diack ak doom ja Pape Massata Diack la ñuy dooree yéenekaay yi ginnaaw bi nga xamante ni bii ay kàddu yu bëree bëri yëkkati nañ ko ni ki démb si yéenekaay yu bëri di wax ne ki nga xam ne moo di Lamine Diack mer na lool doom ja ak doxalinam source a ñëw na becc ay xibaar yoo xamante ni bii ñoo ñeey layal Lamine Diack ak doom ja di ay avocat am ñoo ko xëyee xamal loolee mu fësal ko si xëta mu njëkk di wax ne ñi nga xam ne ñooy layal Lamine Diack ak doom ja wedd nañu ba mu set wecc yooyu day kàddu nga xamante ni bii jàpp nañu ne rédacteur en chef bu l'équipe moo ko bind te xibaar yoo xam ne dara wéeru si moom Marc Vantoulac nekk na koo xamante ni bii yàgg nay bind ay xibaar yu wéerul ak di gàkkar deru ba jaageen yi nga xamante ni bii ñoom la ñu tudd si mbirum guerre ak blanchiment d'argent si wàllum athlétisme nekk na ay kàddu yoo xam ne yële avocat weddi nañu ko ba mu set wecc ne loolu dara wéeru ci te ñoom mosuñu waxtaan ak ki nga xamante ni bii moo di rédacteur en chef journal bi di l'équipe journal bii di Vox Populi moom li mu fësal ci xëtamu njëkk mooy naqarlu gi nga xamante ni bii directeur général bu impôts et domaines di Bassirou Samba Niass ñaawlu na ko di doxalin woo xamante ni bii jàpp na ne ñuy liggéey si biir impôts et domaines ñu ngi koy joxee jamono ji di yëkkate ay kàddu di joxe ay xibaar si rajo ak télé yi ak réseaux sociaux yi si doxalinu kër googu nga xam ne moo di impôts et domaines moom lu mu ñaan moo di ku nekk na yem si domaine am
ndaxte bu fekkee am na ay xibaar yoo xam ne war nañ ko joxe loo xamante ne bii mooy tukkee sa kër ga lépp lu ñu fa yëkkati si ndogalam la war a jógee maanaam ñi nga xamante ne bii ñoo war a yëkkati mbir ma day kàddu yoo xamante ne bii moom Bassirou Samba Niass yëkkati na ko di lu mu ñaawlu lool moom directeur général impôts et domaines. am nañu directeur général bi yees ñoom waa IPRES di Cheikh Gueye ginnaaw bi nga xamante ni bii kii di président de la république Macky Sall dellu na ginnaaw si décret bi nga xam ne moom la bëggoon signé tabb fa ki nga xam ne moo di Lamine Dieng ñi nga xamante ne bi ñoo di conseil d'administration ba daanaka lépp dellu si waat na seen loxo ginnaaw bi ñu amalee ab réunion la ñu tabb ki nga xam ne moo di Cheikh Gueye moom ma nga xamante ne bii moo toppoon sa ka fa nekkoon ngir mu nekk directeur général boo xamante ne bii négandiku la maanaam intérim laataa ñuy xool ku ñu fay samp dëgg wala moom mii ñu dëggal ko fa di loo xamante ne bii nag la Tribune yéen kaay xëy na ko fësal ci xëtam mu njëkk Vox Populi di wax ni article 27 bu statut wu IPRES daa mel ni c'est la Macky gage dégg ak yoo xamante ne bii Walf Quotidien jàpp na ni ay erreur la ak ay mépris yoo xamante ne bii président de la république def na ko si mbirum IPRES ak lu si mën di am kër googu am na njiit lu yees parti socialiste am na njiit lu yees Aminata Mbengue Ndiaye la ñu tabb mu daal di wuutu Ousmane Tanor Dieng bi nga xamante ni bii moo fi jiitu woon parti ba ginnaaw bi mu génnee àdduna moom Aminata Mbengue Ndiaye it moom it buñ sukkandikoo si le quotidien mooy ki nga xamante ni bii mooy jiite bi le parti di intérim goo xam ne dina ko gérer bala ñoo yegg si ab assemblée générale boo xam ne dinañu tabb dëgg-dëgg ka nga xam ne mooy dawal bi le terrain di parti socialiste les échos di wax ne waa PS yëpp nag ñoo bootu si ginnaaw Aminata Mbengue Ndiaye mii di bloc bu mag boo xam ne def nañu ko ngir mën koo gunge si li nga xamante ni bii noonu lay doxee daanaka fasoon na ba léegi buñ sukkandikoo si les échos ay rongo ñu bëree bëri yoo xam ne nemmeeku nañ ko bi ñuy tabb Aminata Mbengue Ndiaye foofu si parti socialiste di loo xamante ni bii moom ma ngay yëkkati ay kàddu di wax ne liggéey bi ñëpp la ci àndal maanaam dina ko gérer en équipe Walf Quotidien di wax ne socialiste yi éviter nañu bépp question boo xamante ni bii daanaka day merloo rawatina mbirum Khalifa Ababacar Sall bi nga xamante ni bii daanaka dañ koo cof rek jàll waxuñu ci dëgg loolu nag am na ñoo xam ne merloo na leen woon lool ci biir ndaje li waaye foofu kenn salfaañewu fa dara Macky Sall président de la république salfaañe na lépp bu ñu sukkandiku ci libération ci projet de loi finance bi nga xam ne moo jëm ci atum 2020 yéen kaay bi di wax ne chamboulement dëgg le président de la république amal ci biir la loi des finances rawatina ci doxalinu yenn ci ministères yi ak ni nga xamante ni bii noonu la ñu doxalee seeni budget lépp la jaxasee wëlbati carte ga moom président de la république na cundum ci diggu palais bi la laas yéen kaay xëy fësal ci xëtamu njëkk di ab photo boo xamante ni bii dafay laaj ñe ndax président de la république mi doyal na ci boppam réew mi ginnaaw ñaari mandat yoo xam ne def na ko mu ngay xalaat naan est-ce que Macky Sall mii boppam ñetteelu mandat nekku ci ginnaaw bi nga xamante ne bi gis na ni mobilisation bu mag a mag am na ci APR ak ay rencontre yoo xamante ne bi ñu ngi koy amal ci élu yi ak doxalin bi nga xam ne président de la république mu ngi koy doxal fan yépp ci wàllum politique tax muy laaj ndax bopp président de la république ñetteelu mandat nekku ci jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. jaajëfal Cheikh Sall mbokk yi mu ngoog fii la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi ci ITV xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.